ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokki teewlu xibaaru marax yi ponk ci gën a fës bureau Interpol bu Ndakaaru Assane Diouf lay sàkku ñu jébbal ko Sénégal professeur Mady Marie Boiré xam-xamam màcc ci wàllu droit nekk ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ne naam sax dëgg la ni amul xaatim mbaa déggoo ci diggante Sénégal ak Amérique waaye loolee warta tere ñu delloo si Assane Diouf mi nga xamante ne nii ay tuuma daa tegu ci ndoddam gannaaw ñaari garde à vue yu ñu am ca gendarmerie mujj nañu leen jébbal parquet bu Ndakaaru muy ñetti voyagistes privés yooyu nga xamante ni dañ leen tuumaal ne ñoo tax ay ujaaj des ci Ndakaaru muy ay daan ba ndàmpaay jëm ci ujaaj yooyu di ñaxtu lu ne ngi ci demuk ujaaj yooyu sax ca Màkka SOS consommateur ne mën naa ne ci ka nguurug Sénégal taxaw ci ujaaj ca Màkka ñoom weesu nañu Médine ña ngay armal fi mu ne Màkka daañu fa fekk ji Ajaratu Ngone Ngom ak El Hadj Mactar Bey beneen ponk nguurug Sénégal jébbaloon na leen ñaari milliards ak juróomi téeméeri millions ci suñu koppar boole kook nag ñeenti téeméeri motoru gaal ak juróom fukk mu soxal nag maanaam nappkat yooyu nga xamante ne nii Mauritanie daf leen génne woon fële ca Gendar nag ña ngay ñaxtu ñoom nappkat yooye ndax nee nañ furaas gisuñu dara dégguñu dara te kañ ca joxañ baaramu tuuma nag mooy commission ba ñu sasoon séddale ga nee nañ njuuj njaac ma nga ca tàggateeram Afro Basket 2017 ca Mali Sénégal suba lay janook Cameroun ci quart de finale yi ñoom ñaari équipe yooyu nag xamante nañu ndax Afro Basket bi weesu ñoo doon xëccoo finale bi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak bureau Interpol bu Ndakaaru la muy sàkku nag mooy ñu delloo si Assane Diouf fii ci Sénégal loolay bëgg-bëggam professeur Mady Marie Boiré xam-xamam màcc ci wàllu droit nekk ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ne nag sax ne dëgg la amul xaatim ba déggoo ci diggante Sénégal ak Amérique waaye loole warta tere Assane Diouf ñu delloo si ko fii ci Sénégal Assane Diouf moom nga xamante ni daa am ay tuuma yu tegu ci ndoddam Cheikh Tidiane Dione. mbiru Assane Diouf ñu ngi koy lëñbët fële ci États-Unis moom nag ñu ngi koy toppee lii di apologie du terrorisme maanaam lépp loo xam ne dafa laaleeg lii di terrorisme suñ sukkandikoo nag ci kàddu ki nga xam ne moom mooy Mady Marie Boiré moom dafa jàpp ne situation bi su amee am nay disposition yoo xam ne ñoom ñooy daal di tegu bokk na si lii di compétence pénale active ak compétence pénale réelle. bii dañuy laaj état bi ne ko yow jàppal ñu kii indi ñu ko suñu dëkk parce que nationalité bi mu yore nationalité sénégalaise la d'une part et jàppal ñu ko tamit parce que infraction bi nga xam ni moom lañ koy daxee mën nañ ko jël par exemple si apologie du terrorisme infraction boobu dañ koy corrélé dañ koy méngaloog benn procédure bi nga xam ni mooy compétence pénale réelle. depuis bañ ko jàppee fële ca États-Unis boobu ba léegi terme bu nekk nag ñu ngi koy daal di utiliser ñii suñu nee bannissement ñett ca des na extradition ñeneen ñi sax dem ba ne déportation waaye kii di Mady moom mu ngi xam ne extradition moom moo gën a jàkk. déportation peine la donc ça veut dire que dafa bokk ci li nga xam ni état bi da ko bind ci code pénal am et juge bi moo koy prononcé d'une manière générale. extradition du peine extradition dafa nekk loo xam ni dañ koy laaj ça veut dire que Sénégal bi nga xam ni état la day laaj beneen état que mu jàpp benn nit boo xam ni dañ koy tuumaal dara jële ko ci état boobu ñu ko jàppee indi ko Sénégal mën na nekk tamit koo xam ni dañ koy poursuivre koo xam ni ça veut dire juger guñ ko comme koo xam ni tamit dañ koy juger ba pare. laata nag ñuy xam fan la wànnanti di mujj ak ay gëtëm débat bi daal dinay bëri fii nii ci réew mi ku nekk ak ni nga gisee ak appréciation yi nga ci am waaye daal mbir mi kenn xamagul fan lay tere. ñu di ko jaajëfal bu baax Cheikh Tidiane Dione gannaaw nag ñaari yoon ñu leen garde à vue ci gendarmerie fi mu ne jébbal nañu leen parquet bu Ndakaaru ñu war a janoog ak attekat bi muy ñetti voyagistes privés yooyu ñu tuumaal ni ñoo tax ay ujaaj des ci Ndakaaru avocat bi nga xamante ne nag moom mooy layal ujaaj yooye nee na nag lu ne mën na leen caa fekk ñoom voyagistes privés yooye SOS consommateur ne nag seen dem mag nag mën nañ jàpp ni weesuwul bu ci nguurug Sénégal taxawee dimbali leen ba ñu am roplaan bu leen yóbbu nañ ci ànd ak Dissa Prera Mohamed Dieng.
ginnaaw ba ñu leen déféré parquet ñetti voyagistes privés yi abandonnoon ay ujaaj fii ñoo ngi xarandi seen ab jàkkaarloo ak justice bi dossier bi moo ngi ci yoxoy procureur maître Baba Diop moo xamle lu ni mel avocat pèlerin yi jàpp ne bu weesoo daan gi loi bi prévoir ay clients am dinañu exiger ndàmpaay bi tolloog li ñu leen yàqal. ñun nag li ñu concerné ñun ñi nga xam ne ñun ñooy li ñu yoon di tuddee partie civile wala plaignant ñu ngi xaar ndax yéene bi nga xam ne ñun aussi moom la ñu am du woon yóbbu leen kaso du woon yóbbu leen feneen benn yéene la ñu amoon dem màkk tey joxe nañ suñu xaalis te li leer muy dëgg te wóor mooy mënatuñoo dem màkk waaw donc comme mënatuñoo dem màkk nag ñu ngi xaar li nga xam ne moom lañ ñàkk ci voyage bi ak lépp loo xam ne aussi rax na ci ñu ngi xaar ku ñu ko delloo donc buñ ci mënee teg ndàmpaay aussi danañ ko ci laaj. maître Massokhna Kane moom li mu xalaat mooy dem màkk ci ujaaj yooyu weesoogul ki jiite SOS consommateur jàpp ne état bi mën naa loué ab avion yóbbu sénégalais yooyu càng fii si Dakar. lii état bi war a def te defoon ko en 2006 bi lu mel ni amee président Macky Sall boobu moo doon premier ministre moom moo déplacé wu président Abdoulaye Wade jox ko instruction mu affrété avion mu def ay rotation pour yóbbu nit ñi màkk li état bi war a def li nga xam ne moo jàmp lu urgent du ñëlee d'accord dañ leen war a jàpp li ci yoon wax dañ ko war a def mais li urgent mooy ñu yóbbu nit ñi màkk. action publique bi tàmbali plaignant yi di xaar dossier bi dem ci taabalu juge bi maître Diop ne bu ñu yeggee ci ab procès nguur gi mën naa taxaw ci kanamu tribunal bi. état du Sénégal aussi ñun danañ ko ci interpeller ci jamono ji fii nga xam ne mbir mi toll na fi danañ ko interpeller déjà ndax état du Sénégal moo fi teg délégation bi jaarale ko ministère des affaires étrangères donc loolu bu fekkente ne état bi moom moo fi teg délégation bi jël kayit jox ko ay nit te ci kayit yooyu ñu jox nit ñi te ñu tuddee ko agrément kayit yooyu ci la ñuy defee ñaawteef yi ñun jàpp nañ ne yoon may nañu tey ñu boole ci état du Sénégal ci mbir mi aussi. kii jiite SOS consommateur li mu gis mooy ñu tëral ab système de contrôle boo xam ne kenn dootul mën a escroquer benn pèlerin bu bëgg a dem Màkka. dañu war a teg loo xam ne lii système de contrôle boo xam ne bii voyagiste yi saa yu ñu jëlee xaalisu nit rek délégation générale dana ko yëg. ci fàttali ñetti voyagistes privés ñoo abandonné lu ëpp 120 pèlerins ci tarmac bu aéroport Léopold Sédar Senghor pèlerins yooyu nag ñàkk visa tax seen aju Màkka ren daanaka du mën a nekk. loolee nag ndax lii sax indiwu ko muy dogal bi nga xamante ni Arabie Saoudite mujj na ko jël ndax ca njëlbeen ba ñuy defaraat foofee ca Makka dañu ne woon quota yi maanaam la ñuy jagle réew yi dañu koy wàññi waaye mujjantal gi Sénégal mujj nañu koo delloo ñaari junni ci quota ñaari junni maanaam ujaat yoo xamante ne nii mën nañoo ñëw ren lu soxal loolu nag ab ci conseil ministériel boo xamante ne nii defoon nañ ko fi ñii na nguurug Sénégal mi ngi doon sàkku ci voyage privé yi mu jël kon ujaat yooye waaye voyage ci privé ñoom dañoo xamle woon ni mënta ne ndax dafay diis ci ñoom waaye ba ñu demee ba ci biir dafa mel ni daa am nag ñu rocceeku bëgg a jël ujaat yooyee nag ñu jàpp ni xëy na loolu moo sabab bi jafe-jafe ca Màkk la ñu jëm fi mu ne nag ñu ngi ci digg aj ga foofee Médine moom weesu nañu ko ñoom ujaat ya ña nga toll nag ca armal nekk ca nag bu baax a baax lépp rek ngir matale santaane borom bi dañuy dem ba Màkk fekk ji fa ajaratu Ngone Ngom ak El Hadj Maktar Bey mu di farata bu jëkk bi ci aj bi lépp ñu ni fii lay tàmbalee ci ña jóge Médine biraal yi fi mu ñu ñëpp a tolloo ñu ñëpp a yem fii amul kenn lu ko ëppale kenn dara ñu ñëpp a yem kenn xaamee fi borom alal bi kenn xaamee fi ñàkk kenn xaamul patron bi kenn xaamee ku dul patron ñun ñëpp. gannaaw ba nga armalee ba noppi. labayk allahumma hajjan yàlla wuyu naa la si aj góor ñi ak seeni ñaari sër jigéen ñi solo si di yiw ñépp taxaw fas yéene kon dëgmal Makka di xamal borom bi ni kon ñi ngi ñëw di wuy si wooteem boobu talbiya bi ñu digle di ko wax fépp ci yoon bi waaye lu woto bi di gën di dem baat yi di gën di suufe coono ak gëmmentu tàmbali di jàpp yenn ci ujaaj yi diggante Médine ak Makka 400 ak juróom fukki kilomètre yu teg ay montagne ba fu sa bët yem ay station ngir approvisionné wu wala julli gannaaw juróom-ñetti waxtu ci kaw tali bi Makkatal Mukarram ñu seen ko
ñu sant ko bu baax Ajaratu Ngone Ngom ca Makka. Abdoul Aziz Kébé mi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug aj gi muy délégation au pèlerinage moom mi ko jiite àdduna nag ci quota boobu yi nga xamante ni mujjantal gi Arabie Saoudite da ko jagleel Sénégal lu toll ci 2 junni ci ujaaj mu jafe woon lool ngir nguurug Sénégal dékk ko ba tax na nag mu daal di koy sasoon voyagiste privé yi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ajaratu Ngone Ngom. décembre dama ñëw fii évaluation wu aju daaw man ak sama ay collaborateurs ma ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo représenté woon privé yi bi mu ñëwee ñu def évaluation ba pare ñuy def projection wu at mi ñu nekk saoudien yi ni ñu amoon ngeen 20% yoo xam ne dañ leen ko wàññiloon dañ ko wàññiloon àdduna bi yëpp mooy bi ñuy defaraat kaaba gi léegi dañ koy delloowaat da ngeen koy jël wala déet ma ni sama collaborateurs yi ndax mun nañ ko jël ñu ne ma waaw moo wëlbatiku laaj voyagiste privé yi nga xam ne ñoom laa àndaloon ndax mën nañ ko jël ñu ne ma waaw ma signé contrat ak ministère du aj que ren Sénégal 12 000 pèlerins lay yóbbu ñu ñëw Sénégal ñu dem conseil interministériel c'est le 9 mars 2017 monsieur le premier ministre présidé ko ñu def suñu rapport ba pare voyagiste privé yi daal di wax ni 2000 yu bees yooyu ma indaale pour ñu yokkal leen ko ñoom bëgguñu ko parce que attanuñu ko premier ministre ni ay la yoween comme ñoom la ñu ko indil te ñoom nee nañu attanuñu ko kon nañu ko delloo ma bind lettre ministère du aj wax leen ni leen gouvernement wu Sénégal 12000 yi mu waxoon ni moom lay yóbbu dafay bàyyi 2000 yi ñu yem ci li ñu yoroon daaw. te du ci 2000 yooyu la ñenn ñi doon dundee yaakaar xëy na jàpp ni dinañ leen dolli ba tax ñu jëfee nii. ñoom ñoo ni bëgguñu ko ba ñu delloo ko ba pare ñu ciy dundee yaakaar. fii ci Sénégal ñi ngi waajal màggaluk julli géej gi nag mooy julli bi nga xamante ni Xaadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba defoon na ko ci géej gi saa su jub see nag CRD dañu koy amal ngir xool matuwaay yeeg yooyu ñu ne nag yemm na muy ci wàllu jumtukaay ba ci wàllu kaarange lépp daan ci taxaw bu baax a baax démb ñi ngi ci doon janook taskatu xabaar yi ñoom ñooñee ñu dénk wàllu wi ay situpay ya ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre 1895 Cheikh Ahmadou Bamba julli woon ca géej gi mu nekk nag événement boo xamante ne ñu ngi koy commémorer ci turu fàttaliku julli géej gi ci CRD gañu amal nag am ay inquiétude yoo xamante ne nit ñi wax nañ ko waaye ki nga xamante ne moo jiite commission bi di dalal xel yi. Algérie rassuré nañu fañ nekkoon la ñuy nekk travaux yi endommagé wuñu ma nga ca kaw di ñëw même bu ñëwee day jàdd à droite dem fii ak déwén xam naa travaux yi yàlla mën na def mu pare te bu paree boobaa droite lay jàdd dem ñun ña nga fañ newoon amul problème duñu laal ci dara te dinañ ñu jàppale dinañ remblayer dinañ defar ay balises ak yëpp ba nga xam ne du am benn problème. lu jëm nag ci aménagement site bi itam gouverneur bi di leeral ne lépp nag nar na jaar yoon ca bés ba jotee. xoolaat ensemble plan de circulation bi pour que travaux yooyu la mu fa indi ci ay gênes ak yooyu ñu mën ko atténuer bu ko defee oto yi ak nit ñi mën a circuler nu mu gën a baaxee loolu nag nekkul lu ñu mën a tënk fii en réunion faw ñu dem sur le terrain xool ko de façon très précise banaaw aménagement site bi côté santé hygiène assainissement tënk nañ li nga xam ne moom la ñu war a doxal kooku dama ciy ñaax service yi bu baax ñu bàyyi ko xel. fekki fan nag dina am beneen ndaje bu ñu nar a amal ngir finaliser yépp ñuy xaar nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre bésu commémoration fàttaliku julli géej gi. ñenn ci waa société civile taxaw ci dajale xaalis bu fay caution buy tax Khalifa Sall génn ci Ndakaaru génn ci kaso bi may jéggalu professeur Ousmane Ba ne lu ni mel nag bu sottee baaxul ci Khalifa Sall ndax bu ñu xoolee jaar-jaaram lenn képp la ñu war a def mooy dooleel xeex bi ci wàlluk yoon ñu teewlu ko moom professeur Ousmane Ba ci micro Alassane Ba. problème bi fondamentalement mooy benn bi mooy si wàllu saytu. ak gëstu d'abord est-ce que dinañ mën a am 1 milliard 800 lu ñuy woo lu ñu koy tuumal parce que yaakaar naa ni tey Sénégal effectivement ni ngi ci benn situation économique boo xam ne wala ñoo xam ne ñi peut-être xëy na peut-être ay xëy moo leen tax ak dépense ak lu ñuy indee seen kër moo leen ñor instant yi
collecter 1 milliard 800 du loo xam ne dafa facile benn kooku beneen équation la ñaareel équation bi mooy maintenant est-ce que tey parce que ñoom wax nañu seen wax ne effectivement du moom moo la yónni bu ñu def ko mais dañu gis ni seen soppee lañu et cetera moo tax ñu bëgg ko def est-ce que léegi politiquement ku xool carrière Khalifa Sall xam ne carrière bu riche la trajectoire politique am et cetera est-ce que tey du ñu bàyyi peut-être yoon def liggéeyam ci wàllu boobu ba nga xam ne bu ñu ko setalee effectivement dina nekk benn alternative boo xam ne peut-être mun a am benn leadership bu koy permettre effectivement mu mun a jàmmarloo peut-être ak nguur bu fi nekk pour prochaines élections yi nar a ñëw. parce que bu ñu xool dañuy xool peut-être ci citoyen lambda bi citoyen boo xam ne xëy na peut-être moom xam-xamam màccul ci wàllu politique mais nu muy gisee par exemple le fait que ñu jox caution et ensuite bu ko joxee tamit caution est-ce que juge bi dina ko nangu libérer parce que du caage ne am nga somme bi rek effectivement dañ lay libérer mais je pense que bataille bi dafa naa nekk bataille politique mais foofu nag la seen parce que fu mu nekk ni lu mu soxla moom Khalifa Sall mooy que avocat mi ñi am benn stratégie d'action ak di stratégie d'innovation. ñu dem ba Guet Ndar lu toll nag ci ñaari milliards ak juróomi téeméeri millions ci suñu koppar moom la nguurug Sénégal jagleloon nappkat yi Mauritanie dàkkoon boole kook ñeenti téeméeri motoru gaal ak juróom fukk waaye nappkat yooye ca Guet Ndar nee nañ gisuñu dara kañ ci joxañ baaraam tuma nag mooy commission ba nga xamante ne nii moom la ñu sasoon séddale ga nee nañ daal dawalkatu charrette ya photographe ya ba ci ñenn ci njiit ñoom daal ñoo jëfandikoo loolee ba tax na nag ñu amaloon ab ndaje mu yaatu foofee ca Guet Ndar doon manifester leeral yeeg Ousseynou Diop. maire ba futti la ñu def ñoom nappkat yi nga xamante ni ñoo jóge woon ca Mauritanie di ay rapatriés ñoom nag nee nañu ndimbal li njiitu réew mi joxe woon toll ci ñaari milliards ak juróom-ñeenti téeméeri millions ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay moteur ba léegi gisuñu ci dara dem sax bay tuumaal ñi nga xamante ñoo ko doon séddale. xaalis bi nga xam ne Macky Sall indi na ko jox ko ñi nga xamante ni ñooy ñi jóge woon Mauritanie xaalisam bii de joxoon ko ñu jóge woon Mauritanie xam nga ñan lan ko jox Macky bi nga joxe sa xaalis anu tànn ñoom ñi leen neex ñu dugal ko seen biir kër ñenn ñi am 7 millions ñenn ñi am 8 millions ñenn ñi am 9 millions ñenn ñi am 16 millions ñenn ñi am 20 millions. ñoom nappkat yi jóge ca Mauritanie ni mbir yi dafa war a leer ndaxte njiitu réew mi yéene bi mu amoon ñii di responsable yi nekk ci Guet Ndar eggale wuñ ko te itam koppar yéen leen joxoon dañ ko yemale ci seen i biir. gis nañ ku demuloon fenn du mool nekkul nappkat watkat la wala fotokat la jox nañ ko te loolu warul ak borom seret ku nga xam ne demuloo fenn jox la am ku nga xam ne mosoo sa dem goxu mbaa su la joxoon sa yow kenn moo tane mais dañ lay jox sa waa kër jox 4 personnes ak yow moo 5 mu nekk 16 millions wallaay loolu jekkul rafetul. jamono jii ngir mbir yi mën a leer moo tax ñu woote seeni ndaje bile ñaan njiitu réew mi mu def l'enquête ngir xam koppar yooyu ak moteur yi fan lañ ko dugal. li la gën bëgg nag président mooy ñii bëgguñu nga bàyyi leen tey ndax yow da nga ni ku sàcc alal réew mi nga teg kas yoon ba gisoon ñii ay sàcc lañu. nañ leen topp ba A ba Z ndax kenn ku ne sa famille nga ko jox sa famille bi nga ko jox bëgg nañ nga topp leen A ba Z te liste bi naka préfet taf naka góornóor taf. Guet Ndar jamono jii tàng na lool ci diggante ñi doon séddale moteur yi ak koppar yi ak ñi nga xamante ni ay rapatrié leen jóge ca Mauritanie nappkat yi jóge Mauritanie nag nee nañu koppar yi gisuñu ci dërëm dem sax bay tuumaal ñi nga xamante ñoo ko doon séddale nekk ci diwaanu Ndar Géej. koppar yi gisuñu ci dërëm ñii ñoom seen liggéeykat la ñu ne màgget nañu muy liggéeykat yu service d'hygiène bu Sénégal ba tax na nag la ñu bëgg rek mooy nguur gi daal di sos ab daara joo xamante ni nii daañu ci tàggat ay nit rawatina ak ay ndaw ci wàllug service d'hygiène ki ko xamle di médecin colonel Dieng Sarr loole nag bëgg nañu mu sotti sax fii ak ñeenti at yi di ñëw bu mënee ne Aminata Mbari Sow Mohamed Dieng. service national d'hygiène bu Sénégal di woote wàllu fii ak ñeenti at ñu gën a bëri ci ñoom daañu dem retraite te fi mu toll nii amaguñu ay ndaw yu leen mën a remplacer. au sortir gannaaw njaayum jaami ratio bi mi ngi tolloon ci benn boo jël rek ci ñeenti téeméeri maanaam benn agent service d'hygiène lañ jagleeloon ñeenti junni doomi aadama waaye léegi nii li ñu gën a mën a gis mooy mbir mi dafa yokk ndax tamit benn agent la ñuy jagleel 25000 personnes xam nga loolu jéggi na dayoo te loolu itam gannaaw ba nga xamante ni te def nañ ab njàngat ci lu yàggul dara moo génne ci biir statistique yi de un agent pour 25000. médecin colonel Dieng Sarr moo xam ne loolu le mu jàpp ni fi mu toll ni nguur gi dafa war a amal école de formation su ko defee ñu mën a tàggat ay ndaw ñu mën a jël relève bi. projet de texte boo xam ni mu ngi jëm si. ñu créer benn école nationale de l'hygiène maanaam ce sera une école nationale dédiée au service national de l'hygiène pour former
personnel bi te yaakaar nañu loolu tamit dina permettre ñu reprendre yenn xeetu formation yi notamment les recrutements en direct des sous-officiers de l'hygiène des officiers de l'hygiène et cetera. Service national d'hygiène di jooytu leneen mooy manque de moyens ay oto ak personnel bu doy. Dans une brigade où vous avez. ci benn brigade liñ fay mën a am jamono ji moo di 2 jàpp 3 agent ci secteur bu ne waaye tamit ñoom benn moto dong la ñuy bokk xam nga loolu tamit jéggi na dayoo te day gën a mettil suñuy liggéey jàppal ni tamit amuñu ay ndaamaar yoo xamante ni dinañu mën a xeetali la ko waral moo di mënuñu ko te amuñu doole bi. Pas le faire, il faut avoir des véhicules pour monter les appareils et cetera et cetera. fi mu toll nii nee nañu ñu ngi amal ay waxtaan ak ministère de la santé et de l'action sociale su ko defee ñu jéem a tabaxaat texte yu régir seen corps de métier boobule waaye tamit ñu amal ay école de formation yoo xam ni ñu fay tàggat bu ñu génnee ay agent service d'hygiène la ñuy mën a doon. service d'hygiène nag ci suba sax ñi ngi doon jot ay jumtukaay loolee nag ngir mën a taxaw yenn xeetu jàngoro yi bu baax a baax lu ci mel ni jàngoro yi Ebola ñu wax ci toxum cigarette mi fii ñu gis it nataal yi nga xamante ne ni am na léegi si ci paquetu cigarette yi ak nit kañu ca wane mu amee jàngoro yi cancer ñu bari nag jàpp ni montage bu ñu def képp la am na ñoo xamante ne nag ñoom nangu nañu ni toxum cigarette dafay lore waaye amuñu pexe ndax mënuñu koo baax dañu caa yàgg may mun a Koli xalaatul bañ a tux. day mel ni nga xiif ne xiif naa xaaral ma dem añ. comme li ñuy wax rek fi li nga àdduna rek léeg-léeg topp sa bànneex léeg-léeg bon boo leen génnee dem soirée wala yenn nii daal mooy tax ngay tux comme ni ngay amee plaisir ne tey xaaral ma dem baali wala quelque chose de ce genre loolu rek moo ñu ci dugal daal. kii mu mel ni mënu la bàyyi cigarette. ma meree su ma tuuxee rek lépp wàcc. 2 heures sama yaram da koy laaj tamit. ñu dem ba cigarette bokk ci seen dund ñu gis ay nataal ñuy def ay nit yu feebar te dara tegul leen ko lu dul tux mu metti tëralin bu bees gis-gis yu wuute. loo xam ne dañ la ko da nga gis nit ki en personne xam nga image bokkul ak li ngay gis jaxaran sa bët bu nekkoon loo xam ne. bon dañuy ñëw wan la nit ki laa di nga am li lay tiital. am na solo parce que même lu dul solo saa am cigarette baaxul te dañ ci tuur rek mais baaxul man mi en question ki tuur nii pendant comme ni ma la ko expliqué rek mais baaxul. cigarette du ko laal fenn terewul mu am xalaatam. man gisaguma cigarette bi xam nga nu mu mel parce que man du ma tux ah mais ak li nga wax ne ni ñu ciy def nit ko wax ne dafa feebar dafa tux ba feebar ba tëdd ba teewul ñoom ñu ngi continuer à cause mais am chômage mais am na yeneen lu ñu war a mën a créer fii pour nit ñi mën a liggéey. si ma foog kon nag donc war nañoo basé wu si cigarette bi kese ne carrément cigarette kon mu ngi rey non vaut mieux que ñu arrêté ko li ñu war a def mooy maanaam usine bi nga xam ne mooy créer cigarette mais ñu tëj ko. laataa ñuy yegg foofu Alioune Coly lii mooy mbébétam. jël ko ni moxam ko daal di sànni noonu daal laa ko bëgg a bàyyee. lii nag ab filiale bu yees la ñu ngi ko duppee Akilee Senelec moo ko tëral jagleel ko askan wi këru liggéeykaay mboolem doomi Sénégal lépp nag ngir ñu mën a xam nu ñuy jëfandikoo courant bi mbaa ku ci ne la ngay jëfandiku na mu toll lu bees la boo xamante ne nii nag xëy na ca compteur ya la ñu koy def lépp rek ngir nit ñi mën di yaxanal sax léeg-léeg seen courant Abi Faye Mardien. Akilee di filiale bu yees bu Senelec la ko tax a jóg moo di dimbali Sénégal yi entreprise yi ak ménage yi mu am gët ci seeni dépense. benn jumtukaay bi nga xam ne képp ku am compteur Senelec te am internet ci sa kër mën nga koo am soo ko amee lu mu lay permettre mooy foo toll yow da ngay xam sa consommation courant fu mu toll foo toll da ngay xam ndax sa kër courant bi coupé na wala coupé wul il suffit soo amee ordinateur mën nga ci xool. soo amee tablette mën nga ci xool mais soo amee téléphone portable aussi bu am internet mën nga ci xool. bokk ci projet phare numéro 25 bu plan stratégique yeesal Senelec 2025. mënuñu dëkk rek lu ñu soxla ci courant rek ñu defar centrale bu day noonu du ñu toll fi nga xam ne aussi du ñu war yaxanal courant bi du ñu war a yaxanal courant bi du ñu war a yaxanal électricité bi ndax du waxuma la njëg bu muy jar bi rek mais aussi industrie yu bëri yeeg pollution bu bëri yeeg ñu ngi ci domaine environnemental yooyu yëpp dafa am lu muy yàq ci askan bi ba tax ne suñu amee jumtukaay bu mel nii nga xam ni Sonatel nga xam ne société moo gën a mag ci Sénégal daf ko gis rek ñoom ñoo njëkk abonné. jamono ji clients yi daañu mën a toppatoo ràññee te xam bu baax ana nan la ñuy jëfandikoo courant bi ci anam bu mu leen soobee. pour ñu mën ko fay wàññil mu mën a
éviter ngay am ay dérives. Senelec ci phase de diversification fas yéene indi lu yees ngir mën a bëggal ay clientam ci biir liggéeyam. L'organisation avec Akili, mesurer, analyser, contrôler, agissez. tàggat yaram Afro Basket 2017 ca Mali sunu gaynde yi suba ñoom Cameroun la ñu fas yéene janool ci quart de finale yi ñaari équipe yooyu nag niñ ko waxee xamante nañu ndax jot nañu laale ci Afro Basket bi weesu ca demi finale bala woon ci lu jëm sax ci loolee Sénégal ñu gis ni démb lajj na ci janoom ak Nigéria ñu ne nag metti na mettiwul Astou Traoré moom mi nag bokk ci équipe bi ne dinañ def seen kéemtalaay kattan bu ñu leen gunge ndax ndam kese la ñuy wut tey tamit lu soxal gaañu ba mu gaañu woon du ca dara ndax quart de finale ba daanu ko gis moom Astou Traoré ñu teewlu ko ak Pape Fara Gningue. match basket ak victoire ak défaite ñoo ànd tout le temps dina am kenn kuy gagné ak kenn kuy perte du ñu ne défaite bi gënaloon nañu parce que dañoo jugoon pour gagner mais yàlla def na may na leen ndam suñu kaw dama ne tamit boo gagné match yëpp tamit match de poule egg final tamit ñu dóor loolu tamit ak 0 moo yem mais nii dañuy gën a góorgóorlu am jom yokku liggéey parce que quart de finale yi ñooy gën a métti et tout. blessure bi garaawu torop méttiwu torop di wax sénégalais yi yëpp ñu ñaanal ñu parce que fu ñu jëm moo gën a métti parce que doo toog la médecin yaa ngi fi nañ def seen liggéey dinaa ñëw nu mu gën a gaawee à partir de quart de finale dinaa jouer incha allah. mi ngi noonu Mamadou Vieux Ndoye moom international la woon ci wàllu basket nee na nag match bi weesu war nañ ko xoolaat bu baax a baax xool lañu cay dooleel su ko defee nag ñu gën a xam sunu gaynde yi nu ñuy taxawee ndax du ñàkk sax xëy na gaynde yi mën nañoo tase waat ak Nigéria ca final bi ñu teewlu ay kàddoom ba tey ak Pape Fara ñi ngi Massayer Ndiaye. waaw daanaka niñ koy waxee défaite bu baax la. défaite bu baax la parce que boo xoolee li nit yi doon wax ci Nigéria yëpp daanaka dara amu ci ñëpp dañ doon toog naan Nigéria ngandam équipe la ku mu jàpp dalay rey dalay tel mais tey gis nañ ne Nigéria basketu fi loo xam ne mën na Sénégal sérieusement bu ñuy waxante dëgg léegi nag ni ma xamee coach bi ak joueurs yi ñoom dinañ toog xoolaat seen biir xool exactement lan moo tax Nigéria gagné leen. te gëm naa ne Nigéria normalement final la ñu mën a tasewaat te bés bu ñu tasee final dinañ xam ne gaynde xamul caaxaan. ma ngoog foofu la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaar yi sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.